amaan mbégte encore une fois di ñëw ak yéen sunu cher internautes yi ci beneen numéro profession de foi tey ñu fas yéene waxtaan ak kenn ku réew mi xam lool ci li nga xamante ni moom moo di wàllum yëngu-yëngu ci wàllu affaires yi nga xamante ni peut-être laal na lu mel ni banque ak weccante xaalis bi ñu bëri xam peut-être ci li nga xamante ni moom moo di jokkalante gi amit mbégte bu baax di dalal koo xamante ni doon na fi ancien premier ministre ñu xam ko tamit ci li nga xamante ni moom moo di langue politique gi ràññee ko ci lool mu am ay jéego yu bëri yoo xamante ni amal na ko ci am ñu bëri ñoo xamante ni aussi mu ngi liggéey ak ñoom ci cadre vision yi nga xamante ni am na ko ci wàllu politique kooku du kenn ku dul ki nga xamante ni moom moo di l'ancien premier ministre l'actuel président de l'ACT Alliance pour la citoyenneté et le travail di monsieur Abdoul Mbaye ñu ngi am mbégte bu baax di la dalal fii ci Dakaractu waaye tamit buñ nee Dakaractu du doon loo xamante ni lu restreint la waaye dañ koy yaatal ñëw fii nga xamante ni moom moo di sa diwaan sa kër waxtaan ak yow ci li nga xamante ni moom moo soxal sa parcours ak li nga xamante ni aussi moom moo di ci li ngay yëngu ñu am mbégte bu baax fas yéene cee waxtaan ak yow di la bàyyi nga nuyu suñu mbokku internet yi lay seetaan. waaw jërëjëf ma lay nuyu yow ak ñi nga àndal di nuyu it internautes yi di leen ziara di leen wax déwénati ci at mu bees mi di leen ci ndokkeel di wax itam ne am naa mbégte bokk ci émission bi ndax yàgg naa ko seetaan jàpp nag ne am na solo lool nit ci gën di xam ñi nga xam ne ñi dañuy jóg di waxtaan ak ñoom muy waxtaan bu jëm ci politique wala waxtaan bu jëm daal ci loo xam ne askan wi soxla na ko. d'accord waxtaan bu jëm ci politique ak li askan wi soxla dinañ ci ñëw waaye li gën a am solo tey moom mooy la personnalité le personnage du moins de Abdoul Mbaye nit ki nga xamante ni moom la doon ci wàllu politique ci wàllu affaire ci wàllu famille d'ailleurs sax am na sa quelques membres de famille yu ñu jot a waxtaanal am nañoo ak ñoom ay échange ci peut-être sa doxalin. ak ci lépp muy sa collaborateurs yi en politique di sa collaborateur en affaires et cetera tey ñooñu gis nañ leen jokkoo ak ñoom dañuy juste seetaan li nga xamante ni moom moo di quelques témoignages yi nga xamante ni jot nañ ko ci def daal di ñëwaat ci plateau bi waxtaanee li nga xamante ni moom moo di vraie facette kii di Abdoul Mbaye ancien premier ministre du Sénégal. Je suis sa petite sœur, je viens juste après lui. Nous avons eu des relations de frères à sœurs, puisque nous sommes une fratrie de 8. Et donc, on a été élevés de façon très, dans le respect des droits d'aînesse et donc assez proches les uns des autres. Et donc, moi, comme je venais juste après lui, donc j'ai eu avec lui des relations de petite sœur à grand frère. Man bi ma ko gisee li ma njëkk a xalaat mooy. Intéressé wu moon trop ci président Macky Sall mais dama ne kii moom mooy nekk li ñuy wax mën a wax caution morale pour man personnellement caution morale bu président Macky Sall ci politique. Je disais à mes parents, Pape, il est né avec sa paire de lunettes, j'ai l'impression, et donc il n'a jamais été grondé, il n'a jamais été, et donc il était très responsable de son rôle d'aîné. Il a toujours été très très posé. Et donc c'est pas de la timidité, c'est beaucoup de retenue surtout. Abdoul Mbaye dama bëgg commencer wax ni dama ko yàgg suivre avant sax muy dugg ci politique yàgg naa ko suivre di dégg ay jëfam ma ciy dégg toujours wax ju rafet même peu fu muy liggéeyee di ci dégg nit ku am rigueur ku am éducation et puis nit ku déterminé ku xarañ daal ci li muy def donc ku entier ci xam nga bu duggee ci dara da ciy dem ba jeex donc su ma ko suivre mu ñëw ba nekk yàlla def mu nekk premier ministre. dama ci wax ne lii Sénégal daf ci war a sant yàlla pour le Sénégal. C'était d'abord un grand travailleur. Vraiment quelqu'un qui était très organisé, quelqu'un qui savait choisir son équipe, animer son équipe et organiser son équipe aussi et faire en sorte que y ait le maximum de synergie entre les conseillers et leurs relations avec les ministres. C'est un garçon qui d'abord a vu sa peur du jugement dernier, sa crainte du jugement dernier, est un garçon très droit, honnête, avec beaucoup de rigueur, un grand sens de responsabilité, vu que c'est le fils aîné. Et
mais il a derrière ça un côté extrêmement drôle, extrêmement marrant. Il aime beaucoup, par exemple, faire des blagues et plaisanter. Ce qui est difficile pour lui, effectivement, c'est ce terme de politicien, parce qu'il n'est pas du tout. Il s'est engagé en politique, je crois que tout le monde connaît un petit peu son parcours, mais il s'est engagé alors qu'il est d'une famille qui n'est pas du tout politique. Et donc, mais il s'est engagé vraiment avec beaucoup de cœur et avec beaucoup et vraiment avec le sens de faire pour son pays, le sens de faire pour la population sénégalaise. Profil bi ñu amoon par rapport ak li ñu tam am ci profilu premier ministre dafa nekk lu bees te la nga xam ne lu mënoon indi lu ñuy wax 109 ci administration sénégalaise parce que un regard nouveau c'est toujours important. Surtout un regard qui vient du privé avec quelqu'un nit ki nga xam ni dafa def ay résultats ci fi mu nekkoon maanaam nga jiite lu bëree bëri ci ay banque fu banque amee problème ñu woo la pour nga suqali ko defar ko defe naa ni loolu nit boo amul gis-gis xarañ te jub doo ko mën def. Je lui donnerai 2 conseils. En tant que petite sœur, effectivement, j'ai toujours envie de dire attention, fais attention parce que effectivement j'ai un petit peu peur de ce monde de politiciens entre guillemets. J'ai toujours un petit peu peur parce que je me dis mon Dieu où est-ce qu'il met les pieds. Mais si jamais j'avais été un compagnon de la CT, c'est sûr que je lui aurais dit fonce. Mais il est fort. Donc ñoo ko gisandoo gis ngeen li nga xamante ni moom moo di li ñu indil sunu mbokk internet yi ci ki nga xamante ni moom moo di l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye tungu ne du teew ñuy nataal li nga xamante ni mbokk yi ak am di jàmm yeeg ñi nga xam ñoo di collaborateurs yi wax nañ ko ci nit ki doon loo xamante ni certes dañ koy jàpp waaye moom mi nga xamante ni teew na fi defe naa moom mooy la personne la mieux indiquée pour peut-être wax ci boppam tey bu ñuy wax Abdoul Mbaye peut-être xëy na Abdoul Mbaye am na jaar-jaar am na parcours bu riche amaana waaye tey lu sénégalais yi soxla lool ndaxte peut-être ñu bëri biñ la xamee xëy na ci yëngu-yëngu yi nga amoon ci politique moo tax ñu xam la waaye donte sax ñu ngi la doon dégg xëy na xamuñu la woon au fond xamuñu woon peut-être li nga capable def et cetera tey boo ñu doon wax ci Abdoul Mbaye li ko dalee ci li nga xamante ni moom moo di enfance am buñ ci mënee am tuuti nga xamante ni fa la ñuy débuter émission bi di profession de foi lan nga ñu mën a wax ci sa enfance concrètement. li ma ci mën a wax bari na de xanaa fàttali rek ne dama bokk ci njabootu El Hadji Kéba Mbaye ki ma jur di Mariétou Diarra di soxna boo xam ne ñu nemmee ko ca Mali di ci yokk ne fii sax nga xam ne fii lañ leen dalal suñu këru famille la këru El Hadji Kéba Mbaye la te amoon na solo bi ma xamee ne waxtaan bi dafa waroon jëm ci sama dund te nag xam ne laa dund naa ko balaa ñu may xam ni nga ko waxee yow amoon na solo mu doon ci këru famille li ma mën a wax daal ci sama dundu xale mooy dañu yar ci ay valeur te loolu maa ngi ciy sant bu baax a baax sama waajur bu ma waxee loolu maa ngi fàttaliku benn ci lépp suñu waajur jiital da ngeen war a doon benn fay daal mbokk fay daal deret bi nga xam ne yéen a ko bokk teg ca bés war na ñëw ngeen indépendant mooy lan mooy sañ a bañ a tàllal sa loxo di ñaan dara keneen te loolu sax tax na amul ku mun a wax ne Abdoul Mbaye àgg na ci benn fonction te loolu bu amee ci man am na itam ci samay rakk ndax ñaan na ko soxla na ko tàll na loxoom naan jox leen ma ko dangay gànnaayoo li nga xam ne xam-xam lay mën a doon ci yow li nga xam ne li jaar-jaar lay mën a doon ci yow tubaab ba tuddee ko expérience ñi ci soxla la wala xëy na dénk la luñ la dénki nga sàmm ko
liggéey ko ni mu waree valeur yooyu nag valeur yu am solo la maa ngi ciy sant sama waajur bu baax a baax a baax a baax. d'accord valeur yi am na solo comme ni nga ko waxee ki nga xamante ni inculqué na leen valeur yooyu di sa waajur ñu bëri xam ko muy Kéba Mbaye yàlla na suuf oyof ci kawam. tey relation yi nga amoon concrètement ak sa waajur góor di Kéba Mbaye yan xeetu relation la woon. ah relation bi jiitu de mooy ragal ndax nag Alaaji Kéba Mbaye dafa amoon caractère yar ñu ci nanguwuma ngeen def lu leen neex li ma leen laaj da leen ko def fi ma leen teg da leen fa toog yoon bi ma tëral da leen ko topp donde man mii di wax ak yow sama waajur musul yëkkati loxo teg ko ci man loolu di benn ñaareel bi ma mujjee ko naw lool bëgg ko nuru ci lépp doon faral di ko wax ne defal nga ñu lu rëy jox nga ñu royukaay soxla ñu seet feneen fu ñu jaaxlee nga nekk fi nga bañ fi nekk dinañ xalaat yow lan moo naroon a doon sa doxin lan moo naroon a doon sa wax bu boobaa ñu topp ci tegu ci yoon tey jii nekku fi dëgg la dal na ko yàlla yërëmte xare ko àjjana waaye ba tey jii may wax ak yow saa yu may yëkkatee sama tànk am lu ma war a jëf maa ngi xalaat sama waajur yo bu fi nekkoon lan la ciy xalaat lan la ciy wax ma daal di soog a jëf. témoignage yi ñu seetaan léegi ñu bëri ci ñoom en particulier kii di sa rak bu jigéen di Ndeye Coura Mbaye am lu am solo lu mu wax par rapport ak valeur par rapport ak peut-être li nga xamante ni yéen a ngi koy dund ak yow surtout touche bi nga xamante ni indi nga ko ci famille bi c'est-à-dire nga doon koo xamante ni toogee nga ba fees dell place u baay loolu nekk loo xamante ni vraiment c'est quelque chose de frappant. loolu dina neex a dégg neex na ci sama xol de ndax sama pap itam bari woon na liggéey bari woon na tukki ni ma la ko waxee sànq mi ngi yar ci nañu fay daal famille nañu fay daal deret waaye ndegem moom itam mënu fi woon a ne saa yu ne dafa jàpp war ñu yarti topp leen seen kilifa topp leen seen mag ñëw ca mag ja ne del doxal ni mu waree del doxal yoon ndax sa rakk yi yow la ñuy topp ci wàllum jàng par exemple ne da nga war a jàng jiitu ci sa classe ndax sa rakk yi itam mën a topp si gannaaw ci lépp daal bu ñu la yaree ci loolu nag dañ lay daal di tënk ndax am na lu bari loo xam ne doo ko sañ a def am na lu bari loo xam ne da nga koy def ndax bëgg lu neex sa waajur ba noppi nag ñi topp sa gannaaw nangu ne lii mooy yoon topp ca. est-ce que Abdoul Mbaye jaar na université Cheikh Anta Diop. daan na. jaar na université Cheikh Anta Diop. fa laa mujjee jàng kooku mooy foofu laa jeexalee sama cursus waaye fii Sénégal la dooree itam ba école du Point école primaire Point école Jean Gomis maanaam école Fann Résidence ndax ñu ngi dëkkoon ci mbedd mi te nag ma wax lu ma wax la ci dara ndax bëgg rek lu neex sama waajur école ba 7e la taxawoon boobu dañuy wax 7e mooy classe bi nga xam ne dañ doon am certificat d'études ma góorgóorlu ba nekkoon pe ca 7e ba doon ñëw nag di tiitaru jiitu woon di tiitaru ci sama papa ak di bëgg a seddal xolam ne ko papa man de doon naa élève bi mën ci école bi yëpp ndax maa mën ci sama classe waaye gis nga 2012 kooku yàgg na li ma lay wax nii c'était en 1964 1965 waaye 2012 ma dellu ca école ba am
loo xam ne lii directeur ba moo ma ko xamal ne ma gis nga sa waajur ba bis ba muy génn àdduna at bu ne moo doon joxe prix le meilleur élève de l'école te musuma ko wax te moom ci kaw rek sa waajur bu su bëggoon musu la ko wax seddaloon xolom ci daan ko wax ne je suis le meilleur élève de la classe maa man ca école ba at mu ne ba bés bi muy génn àdduna joxe na fa prix au meilleur élève de la classe ñu génn ci loolu ma dem lycée Ban-Bala Noven foofu laa mooy lycée Lamine Gueye bu tey foofu laa def li des ci sama cursus ba terminal bokkoon ca ñi gën a neex bac daal ma daal di dem lycée Louis le Grand classe préparatoire foofu tam yàlla dimbale ma ba ma doon fa jàmbaar ndax man lycée Louis le Grand nag loolu yëpp foofu it bokkoon nga ci set ñi wala seddal sama xolu ci jiitu ñi set ñi wala bokkoon nga ci set ñi jiitu nga woon ci set ñi foofu wala major lycée Louis le Grand ndegam dañu jàppoon ne mooy lycée bi gën a am maanaa ca tugal ca France ma góorgóorlu fa ci préparation HEC ba nekk fa major jógee fa dugg HEC école des hautes études commerciales foofu tam maa ngi fàttaliku bi ma jeexalee ba ñu génne résultats yi ma nekk major des étrangers ak 16e de la liste générale sama yaram dafa doon daw may génn ci fi ñu jëlee résultats yi dem ci fi ñu mënoon a téléphoner ba xamal ko sama papa ak sama yaay dugg ca nekk itam Sorbonne di topp HEC waaye di jàng itam Sorbonne ba bés bi may dellu si fii booba door naa liggéey nekk cadre ca économiste principal ca Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest mooy BCEAO bi BCEAO nag jógee siège ba bi mu jógee tugal ñëw fii Dakar ba daal di ñëw ak ànd ci ñëw ci laa soog a dugg université Cheikh Anta Diop def fa benn DES waaye foofu tam am naa fa mention bien waaye nag bi ñu demee ba ci yàgg ñu fal ma chef du département de la prévision liggéey bi bari lool ci la bàyyi doctorat bi ma dooroon topp nag liggéey bi donc mën nañ ni Abdoul Mbaye am na carrière bu riche ci côté dans le milieu professionnel doon na ci koo xamante ni marqué na empreinte am. bon carrière bi ñëwagul ndax liñ ma laaj moom mi ngi jëm ci jàng waaye carrière bi door na ci Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest bi ma fa génnee booba Banque de l'Habitat du Sénégal ñu ngi ko soogoon taxawal mu am jafe-jafe lool ci at mu njëkk bi ñu soxla ku ko jubbanti bi ñu laajte ñu ne Abdoul Mbaye am nga profil bi voilà mën na fa dem foofu itam yàlla dimbale ma ba ñu redressé banque bi màggal ko mu doon royukaayu financement habitat ci bépp sous-région bi ma fa amee ndam ba pare ak ñi ma àndal évidemment ndax directeur général donc la le président directeur général donc mënul lépp BIAO Sénégal ba woon am itam problème kazalika ñu nekkoon nañu oo Abdoul Mbaye booba sax maa ngi doon hésité maa ngi amoon xel ñaar ndax amoon na loo xam ne jafe woon na ba yàlla dimbale ma ci ba mënoon fa toog waroon fa toog te desoon na li ma fa mënoon a liggéey ñu jëlee ma bëgg ma fa jëlee yóbbu ma ci banque boo xam ne fay chèque sax mënatu ko woon ma am xel ñaar dem waxtaan ci góor bu baax góor gi Souleymane Ndiaye sama maam Abdoul Aziz Sy moo ma boole woon ak moom ma ne ko man de jaaxle naa fii denk nañ ma ko mi ngi dox am na liggéey bu des ñu bëgg ma fa jëlee yóbbu ma ci foo xam ne ni lépp a taxaw taxawagul mi ngi bëgg a daan chèque sax mënuñu ko fay góor gi xalaat yëkkati boppam ne ma xanaa loo xam yow man de li ma xam ci yow gisuma yàlla di la jëlee ci fu baax di lay yóbbu ci fu bon fa laa taxawal wax ji dellu si Dakar ne nangu naa dem bi yow foofu itam yàlla dimbale ma fa ci redressement bi ba yow nag bi ma fay dugg lii indi xarañ dëgg-dëgg ci man
mooy banque bi daanu woon na ba doon banque bi gën a néew doole ci Sénégal. loolu tiitaloon na la de. tiitaloon na ma. waaye bokkoon na ci ñi ko daaneel banque bi ñuy wax BNP mooy yaayu BICIS. ma jàpp ne BEAO mun nañ ko soqali ba mu raw BICIS. loolu di sama objectif en 90. 94 ñu jiitu BICIS doon pay ci banque yi gën ci am doole. macha allah ñu toog ba 1997. donc juróom-ñaari at laa fa def ma jàpp ne sama wàll jeexoon na fa. ma toogati dellu banque centrale sax toog naa fa at toog ak gouverneur Jean-Charles Konan Banny. waaye beneen banque daanuwaat ñu koy waaj a tëj muy banque sénégalo-tunisienne BST. ñu daal di dénk mbir mi Aliou Sow yal na ko yàlla yorante xare ko àjjana mu ne man de nangu naa ci def sama alal ba jéem ko defaraat waaye foog ma ànd ceeg Abdoul Mbaye ñu waxtaan déggoo ma daal di jógewaat banque centrale dellu ca banque yi daal di doon jiit ca banque sénégalo-tunisienne. d'accord foofu itam fa tabarfakàlla ñu liggéey fa liggéey bu rafet ba may séentu nag war a noppaliku ci. atum retraite ngi jege si. waaw. mu amoon solo ci man liggéey bi nga xam ne bii liggéeyoon nañ ko mu bañ a yàqu. waaye banque bi dañ ko defaroon te ñàkk li ñuy wax maison mère maanaam banque boo xam ne daf lay ëpp doole. banque boo xam ne mën la ëmbaale. waaw góor waay mën la dimbale mën la teg li ñu defoon yëpp ñu ngi ko doon def ci suñuy doole bopp ak suñu xam-xamu bopp ak ñi ñu doon àndal. d'accord. ci booba nag la ñu door di waxtaan ak banque Attijari Wafa banque ba mujjee déggoog ñoom ba daal di bàyyi banque bi ci seeni loxo ñu doon waaye ñoom sax bi ñu jëlee contrôle banque bi dañ ma ne non yow da ngay toog ma toog ak ñoom ba parce que soxla woon nañ sa expérience. voilà ba 2000 xarañte bi daal mu ngi fa macha allah soog a dem nag bi en tout cas lu ñu bëri ràññee la xam nañ touche vraiment bi nga apporté ci domaine boobu ñu bëri xam la ci waaye dañu jékki-jékki gis nga def benn transition en quelque sorte en politique dem ñu bëri jékki-jékki gis la en 2012 voilà ñu ne Abdoul Mbaye premier ministre du Sénégal un technocrate quelqu'un qui n'a jamais été politique jékki-jékki taxaw fas yéene jàppale kii di Macky Sall ci liggéey bi mu sumboon en 2012 gannaaw bi fi Abdoulaye Wade jógee ban sentiment moo la animé juste biñ la waxee ni yow yaay nekk premier ministre. waaw loolu am na loolu nag li ko indi mooy yàgg naa toog di xool ndax dama am bët di dégg di liir yàgg naa itam toog di waxtaan ak sama ay clients may xam administration li ci dox li ci nekk loolu yëpp indi en 2011 ma jàpp ne soppi dëgg war na am ci Sénégal bu fekkee ne Sénégal dafa war a tegu ci yoonu koom-koom bi ma xalaatee loolu ma daal di ne politique loo munoo politique ndax moom laa jàppoon man dama jàppoon ne politique daal mënuma ci dara ndax li ma daan gis ñu koy doxal munoo politique waaye na nga seet koo xam ne kii mi ngi ak programme bu baax ci Sénégal ak ci askanu Sénégal nga seet noo koy dimbale. te boobu jàppoon nga ni le profil était le président Macky Sall. voilà bi ma saytoo loolu yëpp. programme yi yëpp. ma mujjee jàpp ne Macky Sall mooy waaja daal di ko dimbale. jox ci sama wàll waaye musuma toog ba ne ko boo faloo jox ma lii boo faloo soxla naa lii ndax loolu nekkutoon sama sama mëbët. li ma jàppoon daal mooy na nga góorgóorlu rek ba def si aslëf loo xam ne xëy na dina doon dimbal ci ki war a toog. bi mu toogee nag mu bett ma ci dëgg-dëgg. bett ma lool daal di ma
dinañ ci ñëwaat parce que xam naa ni bon loo xamante ne mais loolu dinañ ci jeexal. Juste mais nan nga ko doon dundee concrètement en tant que premier ministre mu doon lu bees ci yow nga ñëw fraîchement nekk premier ministre nan nga ko doon dundee wala nga koy allier ak li nga xam moom moo di l'environnement des affaires. li ma jàppoon rek mooy soxla nañu technocrate liggéeykat la ñu soxla. seetal naka nga mën a doxalee primature ba mu doon njëriñ ci Sénégal ak ci ki la ko dénk. lu tax ma yokk ci ak ci ki la ko dénk ndax programme moo tax ñu fal ko wax ak sénégalais moo tax ñu fal ko ba ñu gëm ko gëm li muy wax moo tax ñu fal ko ma daal di topp programme am di ko doxal programme u yoonu yokkute ci loolu laa ne te loolu moom management la te moom laa jàng. mais est-ce que bi nga ci duggee amul lu mu changé ci say activités yi nga daan faral di amal. lépp laa teg ci suuf kañ lépp laa teg ci suuf ndax privé ak public bokkul bi ma génnee ci banque yi li ma jàppoon mooy ndegem liggéeyoon naa ko ca Banque de l'Habitat du Sénégal gis ko ma jàppoon war a door activité promotion immobilière ak itam activité consultance waaye loolu dikk ma daal di teg lépp ci suuf des ca war a doon premier ministre de la République du Sénégal muy fonction honorable fonction publique au service du public au service de la nation jiital njëriñu askan wi fàtte sama lépp di ci liggéey. bi nga ci duggee nan nga gisee monde politique bi nan nga ko jàngatee ban lecture nga ci am concrètement. ci dëgg-dëgg politique bi ci boppam toppatawuma ko ndegem fal nañu technocrate fal nañu koo xam ne am na expérience management mooy lan mën a jiite ay nit ñu liggéey mën a doxal structure organisation kuréel ma nekk ci loolu président lii la wax ne moom la bëggal Sénégal nañu seet naka lañ fay àggee muy ci wàllum agriculture mbéy mi ci wàllum jigéen ñi ci wàllum inondation yi ñu war a xeex et cetera nekk ci loolu di ko doxal ba pare nag jàpp ne administration dafa war a xam ne am na yeneen i méthode liggéey ni ñuy doxalee ba bu fekkee ne am na fa war a àgg nga mën fa àgg te mu mën a am njëriñ mu mën a indi njëriñ. D'accord. kon li ma jiitaloon mooy méthode jàggi jógee ci privé oo nañ ma ci fii naa indi méthode boo xam ne administration dina ci gis njëriñ. te noonu laa ko doxalee. mais est-ce que sa famille tey bi nga amee décision wu dugg ci politique nan lañ ko jàngatee famille bi. politique bi nag bi muy agsi moom xam nga génn naa 2013. dugg naa ci politique 2016. kon am na ñetti at yoo xam ne yi jot nañu daw ndax bi ma nekkee premier ministre dugguma ci politique yoruma carte APR yoruma bokkuma ci Benno Bokk Yaakaar kenn mësuma gis meeting. da nga nekk toujours technocrate mais bon. technocrate donc liggéey lañ ma sant naa liggéey. waaye nag liggéey boo xam ne day tegu ci yoon boo ma nee signer marché gré à gré te du loo xam ne tegu na ci yoon du ma ko signer kooku moo mënul ne. mais est-ce que connaissant le président Macky Sall moom mi nga xamante ni pour fin politicien la yow nga nekk technocrate est-ce que liggéey boobu nga foog ni waroon na mën a continuer d'autant plus que moom nekkoon na koo xam ne dafa politique de trop te en plus xam nga monde politique bi xam nga nu mu demee. ci dëgg-dëgg man li ma jàppoon mooy. mënuma fa yàgg. waaye tegoon ko ci politiciens yi dinañ ma xeex ba bés dina ñëw ma war a dem. kon ndegem li ma fay toog du yàgg naa def tout. def ci xarañ bu mat sëkk ba mën ci am ndam ci li nga xam ne lii dinaa ko jot a song. kon ci logique boobu laa nekkoon. ci dëgg-dëgg lépp loo xam ne song nañ ko dëgg am nañ ci résultat. lan moo siy say regret bi nga ci duggee ba ma mujjee bind téere sax wane ko waaye. xeex bi bari woon na. ak itam musuma xalaat ne
dinaa doxal loo xam ne lii Macky Sall moom la wax ne moom la bëggal Sénégal ba moom ci boppam xalab mu ci opposé kale donc ma génn loolu mën nañ jàpp ni bokk na ci regret yi nga am en politique c'est-à-dire bi nga nekkee en fait mën nañ ne bi nga nekkee ci dëgg-dëgg boo nekkee ci li ma doon doxalee man regret doo ko am lépp expérience la lépp jàngat la juum naa xaw ma ko woon waaye man sama wàll def naa ko looloo am solo ci man te def naa ko ni mu gënee amul foo xam ne mën nañ ma taqal xanaa génne nañu ay affaire ay Hissène Habré ak yooyu di loo xam ne benn dëgg nekku ci woon ak yeneen waaye kenn mënu ma ca taqal génn naa ci ba set wecc mbubb la woon ba nag premier ministre nag mbubb la le président daf la koy dénk bés ñëw mu ne la delloo ma nga delloo ko waaye boo ko koy delloo it bu ci boolee daba daaxe bu ci boolee salte d'accord noonu laa ci génn ci itam jàpp ne mënuma dellu ci li ma nekkoon daal di croiser les bras ndax am na loo xam ne dugg naa ci administration dugg naa ci état ba gis ko xam naa li leen ñàkk li ñu ñàkk kon naa góorgóorlu ba seet naka laa nekk ci biti waaye di leen di conseil loolu indi nag ma taxawal benn kuréel bu ñu daan wax club travail et vertu liggéey ak jub di saa yu président taxawee ba génne lu am solo bëggal ko Sénégal ne moom la bëggal Sénégal man ma oote jóg doon nañ demoon nañu ba doon juróom-ñaari téeméeru cadre ñu xalaat seet liñ ciy def jox ko rapport boo xam ne mën na ko topp mu am daal loo xam ne mën na ci gis njëriñ ci li mu bëggal Sénégal ci mbëbëtam waaye gis itam ne loolu te dëgg-dëgg dëgg la teg nañu ci loxoom ay études waaye man ci li ma ci jàng mooy jàpp kii wu ko daal fay daal épousé wul loolu xanaa dina la bind nag remercier la et cetera waaw jot naa mbir mi maa ngi ciy gërëm di la ci sant waaye gisuma daal mu jiital ci njëriñu Sénégal donc gis-gis yi daal dafa wute yow ak kii di président Macky Sall bokkuñu comme yàlla ak yàlla daal mën nañu wax dañu bokk daal naka la ñu jàppee war a doxal intérêt public intérêt général ci dëgg-dëgg te loolu moo indi sama engagement politique d'accord xam nga lu tax politique ñaar la waaye fii Sénégal naxaate bi dafa bari politique u naxaate mooy politique boo xam ne ki koy doxal njëriñam moom la jiital ak njëriñu famille am jàpp ne politique métier la jàpp ne politique daf ma war a amal njëriñ naka duggal sa loxo tibb ci saaku boo xam ne saaku bu ñëpp bokk la nga jël yóbbu sa kër waaye politique dafa doon loo xam ne yow yaa koy amal njëriñ te politique boobu mooy politique bu baax bi ma jàpp nag ne alternance tey alternance 2 alternance 3 fii lay desuñu ci di doxal politique dëgg politique bi nga xam ne bi moo war a jiital njëriñu askan wi jiital njëriñu réew mi te loolu gëmoon naa ne am na ci Macky Sall bi mu ne la patrie avant le parti fii léegi doxaluñu loolu réew mi du dem dara du dem comme am na solo dugg ci politique oote yeete ba Sénégalais mën a xàmmee politique bu bon ak politique bu baax ba Sénégalais bés bu jógee di war a sànni kartam xam ne kii la war a sànnil wala kële la war a sànnil te kii mu bàyyi ko ndax kii kat moom ak famille am la fi nekkal te nag ñu bañ a yem rek ci programme ndax man programme nax na ma ñu bañ a yem ci programme waaye démb nit ki nga xam ne kii mooy yore programme di ci oote am na solo lool. d'accord ñu jeexale en quelque sorte ci ñaari point premier bi mooy sa engagement politique yaa ngi actuellement créé nga sa benn parti bu ñuy wax alliance pour la citoyenneté et le travail nga nekk ci di ci yëngu depuis quelque temps tey nan ngay animer parti boobu noonu ak ci yenn base ngeen di dox jamono jii nii. waaw jamono jii nag ni nga ko waxee am na loo xam ne mënatuñu ko muy ay ñun rencontre citoyenne sax lañ ko tuddee ndax meeting musuñu ko sopp
rencontre citoyenne lañ doon oote ci ay gox ci ay quartier di waxtaan ak ñoo xam ne ñu jot nañu dugg ci parti bi ak ñoo xam ne ñu bëgg nañu dégg ni li parti bi di doxalee politique ak ni mu gisee Sénégal li ci doxut li ci dox li ci war a dox liñ ci war a soppi loolu moom mënatul ne lépp la ñu teg ci suuf léegi ñu ngi waxtaan di utiliser internet webinaire mais loolu itam du ñëpp ko mën kon daal activité bi ci boppam moom wàññeeku na des ca activité au niveau des leaders fay daal lool le congrès de la renaissance démocratique nga xam ne ñu ngi ci ànd ak ñu mel ni Thierno Alassane Sall Mamadou Lamine Diallo LD Doudou Taxawu Tem Ibrahima Silla Abdou Karim Fall et cetera ak itam au niveau des instances supérieures du parti loolu moom ñu ngi koy doxal. D'accord. ak di liggéey loolu itam ci programme. ñu jeexal juste ak benn point d'actualité defe naa tudd nga ko léegi kii di Thierno Alassane Sall ngeen nekkandoo ci conférence des leaders am na benn livre bu mu xaatim jamono yi ñu génn le protocole de l'Élysée loolu est-ce que lire nga livre bi d'abord. gis nga man lire naa ko. lire nga lépp lire naa lépp. lan la lay inspiré. benn am na solo homme politique di bind. man dëgg la politique wu ma woon waaye nekkoon naa homme politique en tant que premier ministre bi ma génnee li ma jëkk def ñeenti weer laa tëju bind téere tuddee ko servir bind ko ci tubaab traduire ko ci arabe loolu dafa am solo benn ñaareel bi am na solo lépp loo xam ne doxut lépp loo xam ne tegewul ci yoon lépp loo xam ne ñi koy jëf ñu ngi koy jëf ci tooñ ak naxaate ñu war ko xamal askan wi te loolu téere moo ko mën waaye li ma ci gën a bu fekkee ne lenn rek laa ci war a téye ci téere bi moo di ne 20 at ak lu ko ëpp tuuti mën a jëm ci fanweeri at njiitu Sénégal yi ñu ngi yàq Sénégal te loolu askan wi war nañ ko xam ci kaw lan ci kaw doxal politique bu bon bi ma la doon wax sànq muy lan muy politique boo xam ne dafa jiital njëriñu ñi nga dënk sa réew. donc livre bi li tax ñu koy ŋàññ lu ñu bëri li tax ñu koy ŋàññ lan moo tax mu toog ba moment bi di génne yu mbóot yu ni mel te moom mu ngi woon peut-être ci nguur gi depuis quelque temps nekkoon na ci ay jamono amul lu bëri loo xamante ni waxoon na ko ci wala fësaloon na ko ci yow yan point nga jàpp ni ci livre bi yooyu peut-être moom moo nasaxal lii di peut-être mais gis nga ma wax la ci dara man bind naa téere xam nga ci téere boobu li ma ci bind am na loo xam ne ni bind naa ko ci dama ne maa ngi rëccu xëy na li ma mësata def politique ndax boobu defuma woon politique ndax boo toogee ak ñu mel ni Thierno Alassane Sall moom laa tudd ma ne boo toogee ak ñu mel ni Thierno Alassane Sall di nga xam ne politique mën na ànd ak jub politique mën na ànd ak jiital sa réew ma tegal la ci leneen am na benn dossier du ma ko tudd waaye moom sax dikk na ci téere bi waaye du ma wax dara la man ak Thierno Alassane Sall ñoo ci àndoon da ne lii mënut a ne waaye kilifa bi bëgg loolu. yéen ñaar ngeen teg ci seen tànk. ñu jéem ndax. mooy kilifa gi voilà dañuy jéem. ne non bu warut a ne ndax lii. mujj ji ba xam ne bu ñu ci dëgëree Thierno dina fa jógee dinaa la ko wax tey maa oo Thierno Alassane Sall ci sama bureau ne ko Thierno ndegem yow bugguloo ko nañu indi loo xam ne boobu xalaat naa ko ba noppi danga ci génn keneen signé waaye nga wax ci génn soxla na yow nga nangu ko
ndax man dama soxla ñu mel ni yow ñu ànd di liggéey war nañu xalaat Sénégal ak askanu Sénégal jéem bo doxal dara waaye bu fekkee ne lu ñëw ñu dëgër këj dañuy daal di dem bàyyi leen lépp yàqu xam nga lu ma Thierno Alassane Sall tontu waaw. mu ne ma monsieur le premier ministre du ma ko signé ma ne non waxuma la nga bañ a signé nga signé contrat bi waaye signé loo xam ne keneen dina ko signé mu ne defuma ko ma ne ko gën naa la naw tey waaye nag da ngay toog xeex bëgg àgg foo xam ne yaakaar nga ne mën nga fa dimbale sa réew bu fekkee ne saa yu lu tuuti génnee rek nga war a gedd dem sa yoon kan ngay mën a jëf dara kon jéem na jéemaat jéem bi mu gisee nag ne mënatu ne daal di wax li tax mu génn. d'accord donc loolu mooy li nga xalaat globalement ci livre bi techniciens yi ñu ngi may def signe que ni li ñu jagleeloon ci waxtu jeex na donte sax waxtaanee wu ñu lépp li duuf ci nag wi xajul ci cin li comme ni ko gars yi di waxee waaye dañuy jeexal juste ci benn point bu ndaw muy actualité toujours li nga xamante ni xew na ci sous-région bi Mali et cetera Côte d'Ivoire ci li nga xamante ni moom la Alioune Tine woowee bu yàggul li nga xam moom moo di la crise de la fonction présidentielle yow est-ce que noonu nga ko jàngatee globalement li xew. ci gàttal. démocratie dëgg. président du buur bu juumee dañ koy topp yoon dañ koy destituer maanaam dañ koy dindi génnee ko ci li mu ne. du gis nga Trump am na loo xam ne lii def na ko ñu daal di doxal loo xam ne mënoon na ko fa génnee mosoon na dal Nixon bi mu gisee ne mi ngi dikk mu daal di démissionné suñu démocratie yi ñoo mëtul ndax amul constitution boo xam ne loolu nekk na ca destitution du président de la République waaye nag bu fekkee ne loolu amul ci constitution mën na am feneen loolu mooy indi coup d'état bu nii mel nag waxuma coup d'état boo xam ne dafay dikk rek ndax militaires yi bëgg nañu yor pouvoir di doxal ni ñu ko bëggee waaye coup d'état boo xam ne li ko indi mooy crise de gouvernance ak sàcc bu bëri noonu laa ko mën a waxee ak nit génn nit doomu aadama génn ngay jël fetal di rey te loolu li ci mën a topp mooy lu nii mel. d'accord en tout cas merci donc c'est la destitution par les faits. ñu ngi lay jaajëfal bu baax monsieur Abdoul Mbaye di président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail ñu ngi lay jaajëfal di la remercier bu baax a baax ci disponibilité bi nga am ak li ñu accordeel vraiment cet entretien cette émission bi nga xamante ni day wax ci nit ki waxaale aussi ci yeneen point yoo xamante ni soxal na réew mi waaye tamit dañuy remercier ki nga xamante ni facilité nañu loolu yëpp muy yaafaatu vraiment ñu ngi koy remercier au passage di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi liggéey ak yow di nuyu encore une fois suñu mbokk internet yi xanaa di la bàyyi rek nga wax sa dernier mot pour tàggatoo ak ñoom. xanaa di leen jaajëfal itam yéen ndax ñëw ngeen ba fii ci émission bi di leen ndokkeel itam ci qualité émission bi ndax am na ay kii yoo xam ne ci yu jiitu yu ma topp di leen di encourager itam ñëw ak équipe bi nga àndal ci liggéey bi ngeen di def ndax am na solo itam Sénégalais yi gën a xamanteeg ñi nga xam ne ñoom la ñuy faral di dégg ñuy wax ci rajo yeeg ci télévision yeeg ak yeneen. merci beaucoup beneen ndaje ci profession de foi sur Dakaractu bien sûr ñu jaajëfal leen bu baax.